jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaaka moom di jëmbule ñaxareerul boroome. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. Reni Koom-Koom nag dafa ànd ak waa PADEN. PADEN xam ngeen ne mooy programme développement des Niayes te Niayes yi gis na liñ fi liggéey ci wàllu mbéy napp gi it gis nañu ko waaye daal ci lépp loo xam ne mën na suqali réew mi ñoom ñu ngi ci wàllu woowu fi ñu toll nag moo di Mont-Rolland ñu bëgg a waxtaan ak bokk yi nga xam ne ñu nga fa lan lañ leen indil ci ba mu mën a yokk seen développement ndax it Sénégal fépp foo xam ne xalaat nañu lu fa mën a génn ci suqali réew mi loolu ñu nga ca ministère de l'agriculture et de l'équipement rural xam ngeen ne docteur Papa Abdoulaye Seck moo koy ay saytu kon nag lépp lu aju ci projet nekk ci diwaan yi kon ñoom ñoo ànd ak ñoom kon nag suñu xarit yi ñu bëgg a jàll ak yéen rek ci waxtaan wi ngeen xam ne ñu ngi ko séq ak waa PADEN. réew mi yéen bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waar ca waar waaw. balaa may tàmbali mën naa la gërëm sant la mais aussi gërëm waa PADEN ak gouvernement du Sénégal à travers ministère agriculture mais aussi la coopération canadienne ndax dañoo taxawal benn programme bu rëy bu tudd PADEN boo xam ni dafay yëngu ci wàllu ñaay bi lépp lu dem ci affaire koom-koom donc dañ koy ñëw di ko ful donc loolu ci loolu POAS ñun dañ ko doon dégg parce que daan na am ay côté Ross Béthio ñu koy dégg ci rajo yi parce que côté boobu tamit baroon na jafe-jafe ci diggante sàmmkat ak baykat mais dañoo déggoon ni loolu dafa saafara loolu foofu bu ñu ko déggee tamit ñu xam ni fii biir Mont-Rolland depuis ay ati at jafe-jafe bu rëy moo am diggante sàmmkat ak baykat ci la ñu jóg nekk ñu sol suñu daal la ñu dem PADEN Thiès ñu wax leen suñu lu ñu xalaat ñu dégg ni ñoom programme boobu tamit dañ koy def bu ñu fa demee tamit ñoom ñu def demande yàlla def ñu jàpp commune Mont-Rolland bokk ci commune yi ak ñeneen ñaar commune mooy commune Darou Khoudoss ak commune Taïba Ndiaye donc bu ñu tàmbalee liggéey bi fii biir Mont-Rolland ñoom dañ fa indiwoon ay ñoo xam ne dañu am xarañ ci wàllu gëstu suuf wàllu diwaan wàllu maanaam fànn yi yëpp ci loolu tamit ñoom bu ñu ñëwee fii ak seen équipe bi ak waa Mont-Rolland ñu gëstu ñu dem ba taxawal ay carte yi nag bu njëkk bi maanaam de parce que mën na wax ni carte bu njëkk bi dafa wane Mont-Rolland ci biir région de Thiès ñu wane tamit carte Mont-Rolland ci biir Sénégal am na carte yoo xam ne tamit dafay wane maanaam Mont-Rolland nu mu nekkee tey maanaam boo xoolee am na ay baykat ay sàmmkat carrière yaa ngi fi mais aussi am na ay forêt classée yooyu yëpp ñu xam ñaata la loolu mooy wane donc carte yi sànq donc fii am nañu fukki carte ak ñaar carte bu ne am na lu mu maanaam lu mu wone donc ci loolu daal noonu leen tëralee POAS bi pour que ñu gën a xam lan mooy Mont-Rolland mën naa wax ni ñëpp depuis man daal damay tooñ sax yenn président yoo xam ne ñu ngi dund ba léegi man yéen da ngeen doon maanaam nekkoon njiit mais yéen xamu leen sax Mont-Rolland fu mu yemoon ndax ñun ñii sax Mont-Rolland mën naa wax ni POAS bi moo xam tey Mont-Rolland fan la war a yem exactement donc am na dëkk yoo xam ne sax ñu ngi koy wax ni ñu ngi biir Mont-Rolland waaye dëgg nekkuñu biir Mont-Rolland Mont-Rolland am na foo xam ni yegguñu fa woon mais am na foo xam ni tamit Mont-Rolland jéggi na maanaam la limite administrative donc POAS bi moom ay njëriñ kese ñoo fa nekk. kon moom bi mu ñëwee daal mel na ni coow mën naa bañ a tee am ci suuf yeeg loolu. boo xoolee tamit diggante sàmmkat ak baykat bari na coow trop parce que sàmm yi dañuy ñëw tamit dugg ci di ut maanaam dugg lu muy lekk mais léeg-léeg dañuy dugg ci tool yi mais bu ñu nee par exemple sàmm yi fii la ñuy nekk ba jamono jii. maanaam baykat yi bu ñu paree sàmm yi ñëw dugg defe naa ni coow dina wàññeeku te loolu je pense que loolu mooy loo xam ni bëgg nañ ko def fan yu néew pour que coow wàññeeku ci biir commune Mont-Rolland. réunion bu ñu dem dañuy wax ni waa PADEN lu mu ñu defal ñun waa Mont-Rolland ay milliards la ñun xëy na ñoom dañoo investir quelques millions mais ñun ay milliards la. te loolu je pense que loolu lu rëy la. waaw man maay responsable cellule opérationnelle et technique bu PADEN wante de manière spécifique également maay gérer pour le PADEN tout ce qui est aménagement du territoire. noo ko gérer.
waaw ni ma koy gérer rek mooy di travail ak acteurs yi nga xam ne ñooy ñëw ci ñun pour ñu jàppale leen ñu am li ñuy wax plan d'occupation et d'affectation des sols te acteurs yooyu du kenn ku dul les communes donc de la zone des Niayes parce que ñooñu ku nekk xam ne ne avec donc l'acte 3 la décentralisation déjà ñoom donc état bi dafa leen responsabiliser ci lépp luy gestion des ressources naturelles de manière générale donc wax ressources naturelles wax suuf wax également gàncax gi wax géej gi donc ñoom pour ñu gérer loolu il faut ñu am ay outils maanaam ay jumtuwaay il faut également ñu am ay moyens il faut également même ñu am xam-xam donc il faut ñu tàggat leen ce qui fait que donc ñoom puisque amuñu loolu te amuñu moyens yu ñu ko amee dañuy ñëw ci PADEN pour mu jàppale leen donc loolu moo andi sunu intervention bien sûr fekk na tabaxoon nañ ko it ci programme bi pour mu liggéey ci loolu donc ñoom communes yi bu ñu ñëwee ci ñun pour ñu jàppale leen ci loolu ñun dañu leen di aider pour ñu am plan d'occupation d'affectation des sols pour que ñu mën a gérer suuf si ndax suuf si ñi ko soxla bari na pression bi bari na ndax ku nekk xam ne zone des Niayes dëgg la Sénégal déjà dafa am problème mu suuf bu fi am mais zone des Niayes dafa ci gën a moom moo ci rawati pourquoi mu rawati ci dafa di zone bu ñëpp bëgg zone boo xam ne ñiy def exploitation minière fa lañ bëgg a installer ñiy def hôtellerie fa lañ bëgg a installer ñiy def agrobusiness fa lañ bëgg a dem ba pare population ba tamit bëgg a dëkk donc gis nga pression bi nu mu diisee sans compter population ba fa ne dañuy def maraîchage dañuy def production donc ñoom it soxla nañ garder seeni tool pour def seen maraîchage loolu nekk loo xam ne ko dafay nekk tension sociale tension boo xam ne buñ ci teelul jóg am document boo xam ne moo leen lié document boo xam moo ko organisé dina mën na jur ay conflit yoo xam ne kenn du ko bëgg alors looloo tax PADEN tamit di investir bu baax ci domaine boobu ba tax na tey kii di Mokolan am na Powasam Daaru Khoudoss am na Taïba Ndiaye am na ñooñu la ñuy wax ñetti communes yi nekk première génération maanaam groupe bu njëkk bi mais tey ñun ñi ngi commencé beneen groupe deuxième groupe bi nga xam ne 5 communes la muy Kayar Notto Gouye Diama Thiep Léona ak Kaba Gueye donc ñooñu ñëpp tey jii ñu ngi leen di defal ay plan d'occupation et d'affectation des sols PADEN yemul ci loolu après bu ñu ko amee ba pare PADEN dafa ñëw gunge leen ci naka lañ koy doxalee ma tey jii PADEN mi ngi leen di gunge foog naa maire bi wax na ci animateur bi wax na ci PADEN dafa ñëw andiwaat beneen appui defal leen li ñuy wax plan d'opérationnalisation wala plan d'action pour maanaam poste bi tey jii nu ñu koy dérouler nu ñu koy exécuter pour ñëpp pour ñu mën ci am résultat yu ñuy xaar alors tey PADEN dafa ñëw ci deuxième appui pour commune de première génération yi pour nga xamante ne nii dinañ taxawal ay comité de zone recruter ay animateurs bien que commune bi daf ci wàll si ci budget am waaw ndax ñun dañoo bëgg tamit mbir mi PADEN bañ di ko def ndax PADEN bu fu newulee ëllëg kon lu koy yeggale wala lu koy toppatoo alors dañu bëgg responsabiliser ki ko yor pour que moom mu doxal ko comme il faut ñoom dañ ciy wàll ci seen budget nga xamante ne ni dañ koy doxal ba bu ëllëgee bu ñu gisulee PADEN mën a wéyal seen bopp ndax ñoom ñoo ko moom ñun moomuñu ko ñun ay ndawal buur lañ day ñëw rek pour jàppale pour affaire bi mën taxaw. baykatu Sénégal am ngeen jaaraama yéen a naxul Sénégal ca waar waaw. gouvernement bu Sénégal am ngeen jaaraama yéen a digle mbay ci réew mi ca waar waaw. man Alaaji Ibra Ndiaye wax kuy baykat te gis lii yaakaar naa ne soo ko gisee sa xol dina xaw a sedd ndax ñor na fi mu nekk nii. des na lu mat ñaar fukki fan fi mu ñaar nekk fukki ci fan yaakaar naa waaye waaw. nii mën naa dem ci ceen am mënu ko ah ko. bu baax kay moom mën na cee dem wax Dëgg dëgg la. yàlla waaye nag des na waaw tool bi waaw yéen ak waa PADEN la de. waaw waaw nu ngeen maa ngi waa- liggéeyee xanaa ñu doon samay xarit rek ci ñu wax nan. ci liggéey bi nga xamante ni gunge nañ ma ko ci waaw nuñ la parce gunge. que bi ñëwee daaw Hmm. def kii bi ma yàlla def ma bokk ci ñi nga xamante ni si ñoom la ñu war a dimbali pour ñu mën a installer tool bi ah ma daal di dugg ci liggéey bi biñ ci duggee itam ñu daal di installer tool bi ma def ko pomme de terre boobu sax amoon na tuuti tardement ndax yéex a installation gi waaye rendement ba tubaarakàlla lépp ngi ci kayit yooyu ma yor tey jii xam naa ni poids ba lépp jël naa ko jox naa ko nuuru mu ngi ci kayit yooyu te it xale wax dëgg yàlla poids ba prix jar na prix ndax maa ngi ko jaay kilo 250 ah yaakaar naa ni loolu ba mu paree
ñoom sax su kii la ñuy waxan ni ma bay ko suppame mais booba gis naa ci tool bi benn jàngoro bu nimaatoot ma ne naa ko def gerte bi ma ko defee gerte tamit bërigo laa jëndoon bi ñu ko jiyee hectare bi genn wàll mu des fukki kilo ak juróom mais defe naa 5 tonnes 300 yu topp peese naa ko ci kilo 500 francs bi loolu àggee nag jàmm ma gis pomme de terre bi ma ko liggéeyee ren ma bàyyi ba ñax mi ak ngooñ mi ma labouré waat ko ci biir tool bi bàyyi ko mu seey bi ma ko jiyee yaakaar naa garab yi ngeen gis tey moo waral tey jii gis nga pomme de terre bi amul benn jàngoro te it rafet na am naa yaakaar ne su àggee bu soobee yàlla pomme de terre bi dina doon qualité bu normal bu soobee yàlla. loolu am na. waaw. yaa ngi toll ci ñaata hectare fi ñu ne. fi mu ne nii daal maa ngi ci hectare ak genn wàll boo xam ne lépp pomme de terre la. lépp pomme de terre la. def naa fi 1 tonne 125. gis naa it benn defe naa ne moteur. waaw moteur bi ñaari moteur la. waaw ñaari moteur la. benn bi mooy indi ndox ne. waaw boobu ñaari forage la ma fa Paden gasal. jox ma ñaari moteur yi benn bi mooy indi ndox nii benn bi moo nekk nii di roose. waaw ak tiwo yi nga xam ne moo ne ci biir tool bi ak tib yi nga xamee ne ñooy épaisseur yi lépp Paden moo ma ko defal te loolu boo ko seetee war naa toll ci 6 millions yu topp te man maa ngi ciy fay presque 2 millions 400 mille kooku li ci des lépp Paden moo ma ko dimbali. kon li ci des bénéfice la. tubaarakàlla moom kay dañuy ñaan kay mu dolli ko moom daal bu nu mënoon a fexe ba tëggaat Paden mu tàmbali muy door a tàmbali tey jii moom la ñuy def ndax ñi ko amul woon ñëpp fi mu ne si seen soxla te teewul man daaw bi ma paree pomme de terre bi kese rek damaa daal di def genn wàll hectare gi maa koy installé sama bopp. waaw dama gis ne da ngay mel ni ku jëmbat mboq waaw. dañ koy ji sax waaye lii. am na loo ci jublu. li ma ci jublu mooy dina jëriñ nit ñi bu ñoree te jur gaa ngi nii commencé ci di lekk ndax ni mu sëkkee nii damay wàññi di ci dundal jur gi bu demee ba ci kanam nag bu soobee yàlla bu ñoree njóobeen yi moom dinaa leen ci mën a dimbali bu baax a baax. maa ngi tudd El Hadj Seydou Nourou Sy. waaw di lan. di conseil d'entreprise bu Paden. waru garam moom luñ ko sas. conseil d'entreprise dafa nekk technicien bi nga xam ne moom mooy jàppale mooy gunge béykat bi maanaam si toolam di ko gunge si liggéey bi nga xam ne moom mooy mbéy mi waaw. yow boo koy gunge. du ne mën ngaa yem fii am da ngay koy topp rek. waaw gunge bi moom topp la di koy topp di ko saytu di ko jubanti si liggéeyam lépp li nga xam ne vraiment baax na day baaxal liggéey bi ci la ñuy topp maanaam si wàllu technique mais aussi si wàllu yeneen fànn comme lu mu lay laaj. waaw lépp lu ñuy laaj mooy li jëm si wàllu technique maanaam mbéy mi nan lañ koy defee bu mu gën a xarañ si mbéy mi ba am rendement bi nga xam ne moom la gën a soxla waaw. moom mii xarañ na. waaw ñii ay paysans yu xarañ nañu parce que bu mu ko waxee dafa nekk paysan bu xarañ parce que dafa recevoir ay formation yu bëri si wàllu technique donc moo tax seen rendement bi xaw a yokk parce que daaw ñu ngi woon si ay 25 tonnes à l'hectare mais ren am nañu yaakaar ni ñu toppee technique bi rendement dina yokk ba ay 30 tonnes wala 40 tonnes sax incha allah waaw am nañ si yaakaar parce que boo xoolee tool bi nu mu mel rek dañuy xam ne vraiment rendement bi dana gën a yokk incha allah par rapport ak daaw. mais moom dafa mel ni yemul rek ci pomme de terre de. déedéet moom yemul si pomme de terre day def diversification maanaam boo xoolee fii daaw defoon na fi pomme de terre bu pomme de terre bi jeexee dafa béy gerte arachide irrigué mu am si rendement bu am solo mooy li mu waxoon sànq 3 tonnes 300 5 tonnes 377 bu mu paree si gerte gi doog a defaat nag benn campagne mu nga xam ne mooy campagne pomme de terre bi ngay gis nii waaw bu paree si lii aussi pomme de terre bi day def chou-pommé parce que bu ngeen xoolee fële pépinière chou-pommé la pépinière chou-pommé bi bu jeexee pépinière chou-pommé bi lay jël def ko fii si biir quoi tool bi. kon moom day xam naa mën nañ ne béy noor béy nawet loolu mën na nekk. parce que système bi mu am nii. système d'irrigation par aspersion mu nekk système bi nga xam ne système bu xarañ la mun nga béy noor mun nga day nawet donc fii amul noppalu saa yu paree si mbéy mi rek day dugal beneen mbéy. Cheikh Sidi Makhtar woote na Serigne Cheikh Al Maktoum woote na ku na jéem a dem ca tool ya bàyyi ndaxte jàmbaare yi des sa waar wa ñàkk réerul borom xoolal ku mel ni Abbas Ndoy Mali Maram Ndoy li ba borom Dakar Njaay jàmbaar la mbaa nga
ngi fii tey ci toolu sëñ Abdou Aziz Amin toolam bi ci Baal Diop nekk 89 hectares Paden ñëw di ñu ci jàppale ci zone mu nekk zone de démonstration boo xam ne li ñu gis fii dañu bëgg mu law ci commune bi yëpp law ci Sénégal yëpp pour que li président bëgg ci wàllu mbéy ñu xam ne mun na nekk naka la ñuy def ba mbéy di xëcc suñu développement naka la ñuy fexe ba suñu xale yi dootuñu am jaaxle di dem bitim réew ndax ña nekk Ndakaaru yëpp di jaayaatu ci àll bi lañ jóge naka la ñuy fexe ba ñooñu ñu dalal seen xel wax ni ne war nañu mën a delluwaat ci mbéy bi ñoo xam ne ñi ngi def réforme foncière maanaam suuf si ñu ngi koy seet nañ ko lañ koy réformer gën ko yombalal nit ñi pour nit ñi di béy noor di béy nawet ndax li coono yi am yëpp mooy loolu da ngay béy dépendre ci nawet bu nawet bi doxul nga toogaat xaar déwén bu yàggee da ngay sàgg waaye bu fekkee am nga ndox am nga jiw am nga matériel am nga marché boo jaayee wax dëgg yàlla xel mën na daal que ni war nañ mën a dund ci lu nu béy ñun daal suñu yéene mooy suñu commune bi benn xale du fi jógee di dem bitim réew ndax daañ leen jàppale daañ leen gunge projet yu mel nii lii mu am li tax mu am solo moo di nit ñi dañ ciy gis seen bopp benn hectare soo ko béyee mën ci am 2 millions 3 millions te mën ko béy 2 yoon 3 yoon ci at bi boo koy seet du jaado du aaje ngay dem fenn di wuti leneen kon vraiment li Paden def defalal ko sëriñ bi Sénégal yëpp la ko defal ndax expérience boo xëy fu ne mën nañ ko faa def fexe nag ba muy dox ci énergie solaire xam ne gis nañ yëg nañu itam état bi li mu bëgg a def ci wàllu développement ci wàllu énergie ndax kenn mënul def développement te amuloo énergie te énergie boobu dafa cheroon tey bëri woon nañoo xëy pétrole bi dafa cher gasoil bi dafay cher mais bu dee ci soleil bi ci jant bi lañ koy jëlee dana gën a yomb dana gën a jàpp ni ba tax na daal lii moom dañu bëgg mu nekk résultat boo xam ni Sénégal yëpp dañ koy gis. yaakaar naa ni tey wax dëgg yàlla yëg-yëgu bànneex yëg-yëgu satisfaction la ñu am ci recevoir le ministre Pape Abdoulaye Seck mu nekk kenn koo xamante ni kóolute bi président am ci moom may na yaakaar béykat yi nga xamante ni ñu ngi béy te ñu xam secteur dañuy wax ni fas bu ko jox sa xarit jox ko xaritam je pense que le chef de l'État gis na gis-gis bu kawe ci jël mbay mi dénk ko Pape Abdoulaye Seck nga xamante ni mbay la xam lu dul moom la def yenn saay secteur yu mel ni jox ko seeni boroom dafay nekk farata ñu ngi ko ci ñaanal yàlla na ko ci yàlla gën a yokk dëgëral ñaareel ba it xalifa bi Cheikh Abdoul Aziz ñëw na di def mbay fii daan na fi bay daan na fi def lu jëm ci wàllu manioc xam nga secteuru Taïba Ndiaye dafa nekk secteur boo xamante ni lu jëm ci wàllu manioc moom lañ ko gënoon a miine xëy na une partie du Niayes léegi la ñu gën a yaatal ci wàllu mbayum lujum te mbayum lujum damay wax ni en terme lépp loo xamante ni luy dugg ci wàllu mbay la su fekkee ni teg na gerte gi fële li mbayum lujum di dugal ci wàllu mbay yaakaar nañ ni wax dëgg yàlla yaatu na lool bari na lool te it mën naa dellu siwaat yaakaarloowaat damay liir ñaari at ci gannaaw ca France ñu wax ni Sénégal li nga xamante ni am na ko ci wàllu France mooy la primeur des fruits et légumes de l'année Sénégal lañ ko jox mu wóor la ni français yi xëy na am nañu jumtuwaayu mbay lool waaye tey liy génn ci ci wàllu produit ci wàllu mbay yaatu na yaatu goo xamante ni am na yenn ci jamono ci at buñ ca yeggee mën naa wax ni Sénégal lañ koy jël see ba pare du jël si n'importe comment waaye jël si ak yaakaar boobu nag ñoom ñu fixé ci wàllu horticulture yaakaar naa ni dafa nekk farata pour wane lan la horticulture di dugal ci mbayum Sénégal ak naka la koy wane bitim réew ci li nga xamante ni ñu ngi ko fi bay sëriñ bi nag bi mu jëlee tànneef bi wax dëgg yàlla mënu ci woon a am dimbal lu ëpp kii nga xamante ni dafa jóg taxaw pour fas yéene faire décoller l'agriculture sénégalaise par les instructions du plan Sénégal émergent le président Macky Sall jox ko ci lim ko ci jox moom it mu xarañ lool ànd ak ay techniciens yu xarañ lool di ko melalal ndax bu doon benn nit la benn nit mënul dara waaye su la yàlla dénkee nga am ay collaborateurs yoo xamante ni collaborateurs yu yaatu lañ yu am mën-mën defe naa dafay indi yaakaar
ci liggéey surtout ci secteur mbay ku ne xam na ni le secteur primaire moo yore économie wu réew moom mii nag tey yaakaaru baykat yëpp ci moom laaju yàlla na ko ci yàlla dooleel te ubbil ko ci ndam defal ko ci loo xamante ni kenn du ko mës a gis ci agriculture au Sénégal. Paden nag dafa am jaar-jaar boobu ba muy door dañ ko joxoon juróomi at mu commencé 2012 waroon jeex 2000 n'est-ce pas 2016 décembre 2016 jaar-jaar yoo xam ne ñoo yàqoon doxalin bi ba nga xam ne ñu taxawoon ci fin 2014 début 2015 ci jubbanti je crois que loolu moo tax suñu ko mun nañ ko mandargale benn chiffre fin 2014 ñu ngi woon ci ñaar fukk ak benn sous projet waxtu wi may wax ak yow ñu ngi ci ñaari téeméer ak ñaari sous projet n'est-ce pas fin 2014 ci financement bi nga xam ne moom la gouvernement Canada teg ci loxo gouvernement Sénégal à travers ministère de l'agriculture te mu waroon jàpp lépp lu jëm ci installation li nga xam ne moo ci jotoon génn toll na sur 15% te mu nekk 2 milliards 8 loolu moo nekk alors GDE bi li ñu tuddee guichet de développement économique waxtu wi may wax ak yow actuellement si fonds boobu dem nañ si ba tollu pourcentage 75%. donc ci ñaari at ak genn wàll alors ci jàppale ak aussi ci dooleel ak fit boo xamee ne ministère de l'agriculture moo ñu ko jox ci noonu la ñu dawee ful liggéey bi ak tamit ci jàppale boo xamee ne jëm na sur équipe bi yokku je crois que waxtaan nga ak suñuy technicien gis nga ne ñoom ñëpp sont engagés ay ndaw yu takk lañu yu xam seen liggéey et loolu moo ñu may fit ñu jóge ci ñaar fukk ak benn en début 2015 wax ko yóbbu ko waxtu wi si ñaari téeméer ak ñaar fii ñu nekk si Kayar nag dégg nga ko donc wax jooju ñëw na sànq 2014 Kayar amagul woon benn sous projet ci waxtu wi may wax ak yow fukk ak juróom yi weesu nañ ko sur Kayar ci ñaari at ñu def ko donc c'est-à-dire loolu jéego bu rëy la loolu nag gis nañu matuwewul ci njaboot gi yëpp yàlla rek moo yor loo xam ne moo mate ñëpp waaye yaakaar nañ ci jàppale ministère de l'agriculture yaakaar nañ ci jàppale coopération canadienne loolu dana xëy wal lu tax ñu yaakaar ne dana xëy wal parce que ci tool bu mel nii ak ci lu tollu sur téeméer ak juróom fukki tool yoo xam ne jàpp nañ ko ba ñu xaymaa li nga xam ne mooy bénéfice nettu borom tool bi ba mu génnee yëpp sars yëpp ci at bi rek ba mu génnee sars yëpp am na 1,8 million donc million ak téeméeri junni ak juróom-benn fukki téeméer ak juróom-benn fukki junni suñu ko xaymaa boole ko méngale ko ak ki nga xam ne amul jàppale wu Paden kooku sur téeméeri junni la topp donc c'est-à-dire jàppale wu Paden dafa jëm sur ful n'est-ce pas ba nga xam ne koom-koom baykat bi dana yokk donc looloo tax ñoom ñëpp bëgg a tàbbi si yaakaar naa ne pexe ministre de l'agriculture su jubee donc dana mën a wal ba suñu doon wàññi fukk ak juróom benn si Kayar yu tool yu ñu liggéey danañ mën a dem ba téeméeri tool donc loolu yaakaar nañ ko maintenant nag ñun suñu doxalin ci biir Paden ak ci équipe bi ñu jiite ñun lenn la ñu gëm moo nekk ne projet bi dafa war a jeex juillet 2018 maintenant lay xew ëllëg nag ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo teg fii projet bi ci loxo yi ñooñu la mais ñun suñu mission dana jeex juillet 2018. ñun si kuréel gi ñu nekk comité de gestion ñun ñooy teete di gunge di saytu aussi liggéeyu Paden man ma nekkal fa ministre de l'agriculture et de l'équipement rural côté Sénégal ma am sama naataango canadienne boo xam ne moo nekkal gouvernement canadien dañ ñu digal nag ñun ci li nga xam ne moom la ñuy saytu ñu fexe ba approche chaîne de valeur bi nga xam ne moom la ñuy wax ci la projet bi war a jaar muy ñuy jógee ci bi ñuy toppatoo jiwu bi ba fi ñu koy lekkee ci kaw table bi lépp mu mën a aw yoon acteur bu ci nekk ñu mën ko boole ni ñu koy war a boole te loolu Paden mu ngi ci am na lu bari lu ngeen gis ci terrain bi wala techniciens yi expliqué leen ko mais am na yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir liggéey bi te du feeñ parce que lu mel ni banques yi ñu leen di boole lu mel ni waa Ceres Locustox nga xam ne ñoom ñooy seetu ñam bi ba ñi koy liggéey du leen produit du leen gaañ ñiy lekk produit yi aussi du leen gaañ ñooñu ñëpp dañu bokk ci liggéey bi boole ci waa environnement am na lu bari luñ ci wax parce que zone des Niayes dafa am importance économique mais ni mu important au niveau économique dafa am fragilité sur le plan environnemental
moo tax ñun ci suñu saytu dañ ñu digal ñu insister ci loolu te Paden mi ngi koy doxal bu baax. réew mi yéen bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen ni dem ba waar ca waar waaw. jàmbaar ca waar wa loo liggéey di yaa ko moom di jëmbulee ñaxareerul boroome jàmbaar ca waar